del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo. man la seen mbokk sénégalais seen mbokk patriote seen mbokk combattant de la liberté et des droits humains seen mbokk libérateur du peuple sénégalais. maa ñëw di waxtaan ak yéen encore une fois ci tolluwaayu réew mi ak doxalinu réew mi muy Sénégal. comme ni ma leen ko waxee woon rekk ngeen jàpp ko mooy ngeen xam ni ki ngeen ko séqal muy man Mollah Morgun dénk naa leen sama ruu dénk naa leen sama jëmm. bés bu ma leen wanee ginnaaw bu leen jooy bu leen jooytu xam leen ni ak fierté laay demee yowmal xiyaam. bokkuma ci kuy toog di ñaan yàlla dee ci ay bopp buy metti mu sedd déedéet. bokkuma ci kuy toog di ñaan yàlla dee ci dee di làqatu ba dee déedéet. maay koo xam ne au front laa bëgg a dee maay koo xam ne au combat laa bëgg a dee maay koo xam ne dama fi bëgg a bàyyi sama tur buñ nee Blondin Diop buñ nee Mamadou Dia wala ñu ne Mouhamadou Niass loolu laay wër man. ton ñaanuma yàlla dee ci lalu hôpital ndax bopp buy metti ndax tànk yi metti wala ndax jumbax buy metti. ñaanuma yàlla it dee ci làqatu nëbbatu ba far fa dee. man mii maa ngi ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala saa yu ma jullee dee ci xare bi ci xare bi rek laa bëgg a dee te yàlla naa dee ci xare bi yàlla bu ma dee bu yomb yàlla bu ma ko def yàlla naa dee ci xare bi ba fu ñu tuddee Mamadou Dia wala ñu tuddee Blondin Diop wala ñu tudd Cheikh Anta Diop ñu tudd ma incha allah. donc jàppale ni kii di xeex nii ku am ambition la waaye ku am ngëm-ngëm la ci xeexam. ku kenn mënul détourner la ku kenn mënul wëlbati la ku kenn mënul déstabiliser la fit bi toll moo raw océan Atlantique ngëm-ngëm gi mu am moo ëpp océan Pacifique. man xam naa ngëm-ngëm gi nga am foi bi ma am moo taxoon militaire rek laa doon ñaana doon militaire. def naa lu ne pour doon militaire ndax man xam naa sama jëmm ji lu dul militaire kese moom mooy corps bu ma mun a accepter militaire kese moo ma mun a accepter beneen corps mënu ma accepter ndax man militaire laa te dama nga yàgg bu ko doon militaire dans ma vie. te ba tey nag militaire yi boobu underground boobu ma nekk nii dinaa ko continuer maa ngi ci militaire yi underground mission militaire yi underground te du ma bàyyi damay fusiller lépp lu nekk sama kanam. on avance kon nag bu ñu leen sante gërëm leen ci message yi et tout di leen ndokkale di leen xam ne ni combat baa ngi fi waaye nag dañ koy continuer. tey nag ñu ñëw ci li ñuy njëkk a tàmbali mooy di wax ci presse bi. man sax alhamdulillah ba man pour wax leen dara yàgg naa leen ko wax ñu may yàgg suivre nee naa leen du ma suivre la presse sénégalaise ça m'intéresse guère parce que ay journalistes alimentaires ngeen am ay journalistes ak ay animateurs 80% ci seen presse bi ay journalistes alimentaires ngeen am ay journalistes ak ay animateurs ñi ci nekk ay gor dëgg dañ leen di wàññi ci baaraam. ñi ci nekk ay vrai combattant dañ leen di wàññi ci baaraam ñuy bañ ñuy fippu di wax dëgg donte dañ leen di rey dañ leen di wàññi ci baaraam. 80% de vos journalistes c'est des journalistes manipulateurs manipulés des marionnettes des journalistes des crétins de la pire catégorie de la pire espèce des traîtres qui trahissent le peuple sénégalais au moment où boo leen soxlaa ñu daw duñ leen informer juste et vrai di leen foowee di teg ay wax problème de mœurs
ay kenn kuy ñëw di saaga kii def na lii kii laal na lii kii laal na laa problème mu pétrole gis nga képp ku doon journaliste Sénégal waroon nga xaru man bu ma doonee journaliste ba kenn ku jógee ba Angleterre BBC ab jigéen dugg Sénégal def enquête bu mel noonu explosé ko mu ne bum adduna bi yëpp ba Amérique commencé tëj ay buntam ne rakk Macky Sall bu fi tegee tàgg ñu nokk ko ci kaso bi feneen ak feneen benn jigéen moo ko def Angleterre la jóge BBC bàyyi fa ay góor yàlla ay góor yaay may ma ne ñeex ñu ne duul naa liste lañ ay góor wat bang ñu nekk ci journaux yi ay góor jigéen benn gel jóge ba Angleterre ñëw génne loo xam ni xoolal gas pétrole bi gas gaz bi tegal ko sénégalais ci table bi te déggoon nga ay menaces am na ñu bëri ñu ko doon menacé fu mu mujj parce que xam nañ li waa ji def xam nañ li soxna soo si def jàmbaar ji moo tax jigéen dina mën góor kooku de wane na ko si gën nag jigéen de foofu la seen war journaliste yëpp waroon dee xaru ñoom ñëpp posone seen bopp ndax mérité wuñ seen dund depuis boobu seen dund amul sens 80% yi seen dund amul sens 80% ay journaliste naafiq ñoo fa am mais nag le silence est bavard le silence complice de la presse sénégalaise le silence qui tue le silence qui parle mais écoute ton cœur il sait le silence du manipulateur du virevoltant du vendu le silence de cette presse complice écoutez vos cœurs fay leen télé yi fàtt leen seen nopp yi boo leen buggee daj dëgg ji seen journaliste yi dañuy xiif koo ci gis ma nga yooy amuñu lu ñu lekk ku ci dijj ngelaw a nekk ci yaram bi seen bopp yi vide ñu nekk ay traître jaay nañ seen ngor ñoom ñëpp ña ca nekk gor bëriwuñu dañ leen di wàññi ci baaraam néew loolu ñu xatal leen ci maison de presse yi fitnaal leen sonnal leen mënuñu wax tey gis ngeen kii di Ahmed Aïdara il a démissionné parce que buñ di benn audio Mamour Diallo aveu international bu mu def mu teg ko ñu ne du ko teg dagg ko TFM nga dem bëgg a déglu audio ba ñu dagg ko mais ñun soxlawuñu TFM soxlawuñu DTV wala D-Média internet média mi ngi fi internet média ñoom xam ni internet doole bu mu am moo tax ñoom ñëpp créer ay site internet DTV mi ngi ci internet bi Walfadjri mi ngi ci internet bi macha allah ay jàmbaar lañ Sen TV ñi ngi ci internet bi kon ñoom xam nañ ni internet bi mooy doole bi mais du ñoom kenn suivretu leen kenn lijjantetu leen je suis super informé te man du ma seetaan benn télé sénégalaise gëj naa seetaan télé kenn xamul ban 1900 la maa ngi ko seetaanaat Walfadjri bu ñu invité Ousmane Sonko te ci laa ko gëj a seetaanaat te man je suis super informé méga informé te du ma seetaan benn télé du ma déglu benn rajo sénégalaise lenn laay suivre mooy gëj naa suivre ca télé Sénégal ba ci internet bi sax laa ko xoolee discours Ousmane Sonko bi pare na demaat naa sama yoon vaqué naa à mes occupations ngor moo jafe ci réew mi ngor léegi nag nee naa leen dafa am ñetti justice y'a la justice de Dieu loolu mooy vraie justice bi yàlla moo dul juum yeneen ñaari justice yëpp ay nit ñoo ko fi teg code pénal ay nit ñoo koy voté ay nit simple comme yow benn traître da koy voté benn ignorant da koy voté benn xat da koy voté benn caga da koy voté benn pervers da koy voté ñoom ñooy voté code pénal bi donc du ñi nga xam ne ñu set lañ du ñi nga xam ne tey jii war nañ sax voté dara quoi que ce soit moom mooy tribunal bi nga xam ni mooy juridique bi dafa am tribunal justice divine dafa am tribunal bi nga xam ni moom la ñuy juger tribunal yi ay tribunal yi tribunaux yi
yu Sénégal yi ak tamit dañ naan la justice populaire tribunal de la conscience justice populaire bëri na ay dëkk tey yu am liberté justice populaire moo leen libéré mooy peuple bi moo formé wu taxaw jaayante ko ma libéré seen bopp dëkk yu bëri yu am te del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information